li nga xamante ne noonu lañ ko xamee tey ñi ngi entamé li nga xam ne mooy troisième partie ci lii nga xam ne moom la ñu entamé woon muy les principes et règles de la vie conjugale muy maanaam adabul xayaatu zawjiya maanaam yelleef wala nekkin bi nga xam ne ñaari way dencante yi ñoom la ñu war a noonu la ñu war a nekk ci sëy ak ni nga xam ne noonu la ko lislaam jàngale ñu inspiré wu ci li nga xam ne mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mu nekk lu am solo loo xam ne dafa am solo mooy xaqu zawj ala zawjati mooy maanaam droit bu ki nga xam ne mooy ku góor ki ci soxnaam le droit de l'époux sur l'épouse wala le droit du mari sur son épouse maanaam àq bi nga xam ne moom la jëkkër borom kër am ci ki nga xamante ne ni moom mooy soxnaam loolu nag dañu ko diviser ci 6 points point bi ci jiitu moom mooy tuutihi daf koy topp wala tuusihi du ko moy moom ku jigéen ki dafa war a topp jëkkëram bañ ko moy wala taxruju min baytiha du génn këram moom illa bi izniha lu dul dafa nekk ci ndigalu jëkkëram wala taxmiluhu ma la yutiqu te du ko teg loo xamante ne ni munu ko donc gis ngeen tuutihi mooy ku ñuy topp mooy jëkkër boo xam ne bu responsable tegu ci yoon parce que diine buy wax mooy ne déjà nit ku responsable lay waxal ci góor boo xamante ne ni jabaram waru ko may daf ko war a topp waru ko may te du buy génn kër gi aussi jabar jooju ci jëmmi boppam daf ko war a utal maanaam autorisation na bul dem toog na noppi na gis nga sax wolof daf koy wax woykat yi di ko woy wala taxmiluhu maa la yatiq duñ ko du teg sox jëkkëram loo xamante ne ni munu ko parce que diw am na ay gànjaru or diw ganilaam yi diw takkaayam yi diw këram gi diw otoom bi diw lii te loolu yëpp jëkkëram moo ko jox cadeau donc man it il faut que ma am lu mel noonu bu ko defee nga xatal sa jëkkër kooku dafay nekk loo xam ne l'islam du ci d'accord moo tax loolu benn la ci li nga xamante ne mooy droit bi nga xam ne moom la islam déterminé ne kuy jigéen boobu moom mooy bi nga xamante ne ni mooy premier point bi nga war a jox sa borom kër deuxième point bi moo jëm tasbiru ala suui xuliqi zawjiha wa taxfiru lahu axtaahu mooy maanaam dafay muñ boo amee jëkkër boo xam ne jikkoom rafetul jikkoom sustul dafay gaaw a mer day léeg-léeg bu lay ut añ bi neexul xorom si dafa bari dafa tàng ni nga ma koy tegalee man xaw ma lu tax ana xooñ bi ana muccaat bi maanaam ci ay sew sewaan di la ci ut léeg-léeg muy ut di la ut donc ñu ngi jéglu donc boo amee borom kër bu mel noonu nga xam ne jikkoom rafetul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na da ngay muñ ci jikko bu ñaaw bi nga xam ne moom la sa borom kër am bu ko defee nga koy jéggal li nga xamante ne ni moom mooy ay maanaam li ñu tuddee ay manquement ay péchéem ay bàkkaaram ay fotam yi nga xamante ne daf koy def di ko jëme ci yow mooy maanaam li ñu tuddee fii jigéen day muñ société humaine yëpp ay valeur la yoo xamante ne ni universelle yëpp muy ci jigéenu chinoise ak jigéenu anglaise ak jigéenu wolof ak bambara ak papeleeg yëpp ñoo yem même réflexe yi la jigóor ñu aussi même jikko yi la ñu yor fu nekk foo dem da nga ko fa gis mais gis nga diine dala naan na nga muñ parce que lépp ci muñ la reposé wu donc loolu dafa am solo ñetteel bi mu ñetteelu point bi la tatasarraf fi l umuri al asasiya illa bi iznihi mooy maanaam jigéen warul di yëngatu ci ay mbir yoo xam ne yu essentiel la
te nekkul ci ndigalu borom këram dafa war a laaj autorisation buy def commerce, dafa laaj autorisation bu bëggee génn dem fenn, dafa war a laaj autorisation ci yu bari parce que loolu moom mooy baaxal ménage. parce que bari na ay ménage yoo xamante ne yu ko tas jigéen bi jël benn décision boo xamante ne unilatéral nga xam ne moom rek moo ko jël tàgguwul borom këram, bu ko defee mu indi problème. parce que bari na jigéen man ëpp doole borom jëkkëram, loolu aussi mën na nekk source de frustration, bu ko defee loolu day indi problème ci ménage bi. ñeenteel bi mooy tahtamu bi nafsiha wa jamaliha amaamahu wa tuzhiru alxubba lahu, maanaam dafay wane maanaam ne vraiment muy toppatoo jëkkëram, toppatoo borom këram, di ko maanaam di taaral, di dafatal, di gongow, cuuraayu, laj koloñu mooy parfum. xale yi xam naa ne boo waxee sax léeg-léeg laj koloñu ree duñu ko xam. laj koloñu defaru ba mu baax, lépp loo xamante ne ni day attirer sa borom kër nga def ko ci sa taar, parce que loolu mooy sa force ci moom, te nga won ko cofeel, parce que loolu aussi dafay baaxal ménage. donc tu portes une grande importance en lui, mais aussi de ne pas oublier le côté esthétique, la beauté, la nga xamante ne ni elle est attractive, moom mooy koy xëcc mu jëm ci yow, won ko sa cofeel, sa affection, sa amour, sa désir ci moom. juróomeel bi taalamu anna azama annaasi xaqan alayha huwa zawjuha, maanaam aussi jigéen bi war na xam ne mun na am baay, mën na am ndey, mën na am ay mag, mën na am ay rak, am na ay nijaay, waaye ki ëpp ci moom droit gannaaw bi nga xamante ne ni sëy na moom mooy jëkkëram. tey bu génnee àdduna kenn du woo kenn, jëkkëram la ñuy woo ne ko diw nii lan lañ ciy def ak lan la ñu xam. waaw donc gis nga loolu dafa nekk lu ama am solo. 6e bi dem mooy siyaanatu nafsiha an kulli danasin xatta yatma'inna zawju wa yasiqa aw wa yasiqu bihi. donc gis nga mooy maanaam siyaana mooy préserver, mooy protéger, mooy sauvegarder, fexe ba sangel boppam ba du tilimal boppam moom ku jigéen ki. ñaan jigéen bi dox rek tey gis nañ ko fee muy laamisoo ak góor tel wala ci jigéen tel, wala nga xamante ne day dem ba dafay gàkkal maanaam deram ci société bi. ñu naan sax bu jigéen bu de mœurs légère la, loolu jigéen maanaam koo xam ne sërëm dafa woyof, kooku ci jigéen dafay yàqal maanaam réputation ak ay doomam. donc gis nga loolu yépp jigéen daf ko war a moytu. bu ko defee bu génnoon sax jëkkër ji bu ko joxee autorisation mu génn, jëkkër ji xelam du ñaaw, parce que ñun ñëpp xam nañu ne mbiru sëy dafa xat, te toujours dafa am jalousie daf koy lal, dafay présente trop muy maanaam fiir. te ñëpp xam nañu maanaam nit ki muy jigéen du tëw day raw, comme niñ koy waxee. am na yoo xamante ne ci taf rek, comme niñ ko xale yi di waxee, mën na nekk, te bu ko defee dana mën a ubbi ay soupçon, te loolu baaxul ci diggante ñaari way jencante yi. wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ayuma imraatin, mu ne bépp bu jigéen boo xamante ne ni lam turfiq bi zawjiha, du ànd ak borom këram, maanaam moom ak borom këram ñu nekk de vrai partenaire, ñoo xamante ne wa hammalathu ala ma la yaqdir, nekkul moo bépp jigéen boo xam ne nekkul ak borom këram benn, maanaam lu borom këram wax lii ci lu baax mu aw fële ci lu bon, wa hammalathu ala ma la yaqdiru alayhi, mu teg ko loo xamante ne borom këram munu ko, wa ma la yatiqu loo xam ne attanu ko, lam yaqbal minha xasanatun, même bu jëfoon jëf ju baax, demoon màkka, jëm feneen fu baax ak lu mu mënti doon, joxe asaka, joxe sarax, yàlla nee na du ko nangu ba muy dajeeg borom bi. te bu dajeeg borom bi wa talaqa allah, te bu fekkente ne ni
daje naag borom bi wa alayha ghadbaanun dina fekk yàlla mere ko trop yal nañu yàlla musal ci mer bu muy mer ci ndax loolu rek ci jigéen boo xam ne àndul ak jëkkëram ci ay décision yu am solo yu baax ba pare teg ko loo xamante ne ni lu metti la loo xamante ne attanu ko teg ko loo xamante ne ni jafe-jafe la mu ne yàlla du nangu maanaam dara ci moom jëfam bam bu doon rafet na daf koy maanaam gelé du ko nangu moom borom bi subhanahu wa taala da ngay xool rek ci nitu kese rek mën nga ko am na noo xam ne boo ko defee rek boo ko doon may cadeau di ko may adunaag li ci biiram daf lay suur ak sa cadeau ak sa lépp parce que nit am na ñoo xam ne dignité moom la ñuy seet ci nit ak ay valeur yu demee noonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa man sabarat ala suui xuliqi zawjiha góor jigéen boo xam ne maanaam dafa muñ ndax jëkkër bu soxor jëkkër bu bon jëkkër bu ñaaw jikko la amee yàlla ataaha allahu misla sawaabi asiya bintu muzahim mu ne yàlla dina ko may jigéen boobu yàlla dina ko may yoolu maanaam asiya bintu muzahim asiya moo doon soxna firawna donc gis nga yàlla dina la may gis nga firawna kenn gënu ko bon donc ku mel ni asiya nga xam ne dafa muñaloon firawna ba gis ngeen exploit bi mu def ak yooyu ba muccal Moussa yool yooyu mu am yow boo muñalee sa jëkkër boo xamante ne ni dafa ñaaw xol dafa ñaaw jikko yool boobu la yàlla di may gis nga donc gis nga fii yonent bi daf la bëgg a wax ne amul société yi maanaam la vie conjugale ñaari way dencante du ñuy évoluer rek ci linéairement muy neex rek mu mel ni comme ci romance nga xamante ne xam nga fiançailles kenn du mer boo bëggee kii sax ñu la chérie ne t'en fais pas parce que ay sorti la dem restaurant ñuy fecc dem fecci ñii dem théâtre ñii dem cinéma bu bëggee mer nga ne ko non ne t'en fais pas léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ne ni sëy am na nag léegi nag c'est la vérité foofu nag kenn ku nekk da ngay génne sa jikko mais ci romance kenn du ci génnee jikko parce que dafay yàq diggante bi te yootante la ba fexe ba jàppante donc moo tax muñ dafa nekk loo xamante ne lu am solo mais góor ñi aussi ñu mënal jigéen ñi kooku dinañ ci ñëw incha allah ci droit yooyu yéen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci beneen hadis encore mu wax ne ayuma imraatin azat zawjuha bilisaaniha lam yaqbali llahu minha sarafan wala adlan wala xasanatan min amaliha xatta turdihi mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne bépp jigéen boo xam ne dafay lor jëkkëram ci làmmiñam yow da ngaa ñàkk jom da ngaa ñàkk fayda sa moroom yi nii sa moroom yi naa loolu di yàq maanaam di ko di tas dignité maanaam ki nga xam ne mooy jëkkëram tegu ko fi nga xam ne fa la ko war a teg ci wax ju baax ci yooyu nooy ak yeneen lu dul di ko toroxal mu ne yàlla du nangu loo sa jëf du ko nangu du nangu sa dara waaw te sa jëf ju baax du ko nangu ba nga maanaam nga kontaan loo bégloo sa jëkkër nga jot la bu la ne mu ne bu fekkonte woon ne sax jigéen boobu hatta wa in saamat naharaha bu doon jigéen boobu dafay nekk di woor bëccëg bi yëpp wa qaamat laylaha di julli guddi dégg nga wa ataqat riqaaba mu goreel ay jaam dégg nga wa xamala ala jiyaadil xayli fi sabilillahi mu joxe sax ay alal pour ñu jënd ay fas pour xeex wala ay char de combat tey wala ay arme pour xeex ci yoonu yàlla mu ne loolu ci jëmu boppam wa in kaanat awwalu man yuridu naar moom mooy ci njëkk a dugg safara bu waxee jëkkëram jëkkër ci wax ci ñaaw wa kazalika rajul góor aussi bu defee loolu jabaram wax ko wax ju ñaaw da ngaa ñàkk fayda kelee la ëpp salañ yow da ngaa ci bi may dugg ci yow dañ ma leen forcé kenn bëggul nga tuddoon waaye maa la bëgg maa la def ni waaye décevoir nga ma bu ko defee jigéen bi dootul mën a am jàmm moom nga xam ne mooy sa jabar yow it yàlla boo doon julli woor ak natt mbundum koor ak def yu mu nekk comme yi mu wax ni ci jigéen yow ku góor ki aussi réciprocité que yow it yàlla noonu la lay jàppee moo tax kenn ku nekk na am respect ci boppam doog a am respect ki nga xam ne moom la nekkal muy di góor
wala di jigéen. moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci beneen xadis mu ne azamu nnaasi xaqan alal mar'ati zawjuha, ki ëpp droit ci jigéen moom mooy jëkkëram. wa azamu nnaasi xaqan alal rajuli, waaye ki ëpp ummuhu, maanaam jigéen moo ëpp, maanaam ki ko ëpp droit, ki ëpp droit ci soxna mooy jëkkëram, waaye ku ëpp droit ci góor mooy yaayam. moo tax sama yaay ñetti yoon yonent bi di ko wax, sama baay doog a ñëw. donc loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jàngale. moo tax nañuy respecté sunu soxna yi, waaye sunu soxna yi aussi nañuy respecté seeni borom kër, waaye aussi borom kër yi nañuy respecté waajur yi. nga fexe ba nga xam ne sa jabar du la gënal sa yaay, parce que gis nga yow yaay kilifa sa jabar, waaye yow sa kilifa mooy sa yaay. gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi muy leerale suñu société yi nga xamante ne ni société traditionnelle wala moderne yi hadis dañ koy aajowoo, muy recentré waat li nga xam ne les rapports déjà existants souvent tumultueux entre maanaam les membres d'une seule et même famille, par exemple entre l'épouse ak ki nga xam ne moom mooy gorom bu jigéen. surtout da nga koy gis ku jigéen ki ak gorom bu jigéen, léeg-léeg dañu la naan ñun pël yi fekk sa goro bu jigéen deewul sa sëy neexagul, parce que toujours mooy inspiré sa soxna. donc jël nañu ci imaamu Baqir alayhi salaam nga xam ne moom sët la ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne jële na ci ay baayam, ñu jële ci ay maamam, muy ba mu agsi ci maamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. mu ne la shafia lil mar'ati inda rabbiha min rida zawjiha, mu ne kenn mënul rammu maanaam jigéen yowmal qiyaama ludul mu bégal li nga xamante ne ni moom mooy borom këram. maanaam ci ram moom mi ngi aju ci borom këram kontaan ci moom. donc gis nga loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. man day Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu doon dama doon digal nit di war a sujootal moroomu nitam, dinaa ne jigéen na sujootal borom këram, ndaxte borom këram mooy sangam moom ku góor ki sangam moom mooy yaayam. donc gis nga loolu dafa nekk loo xamante ni lu am. ñu demaat ci beneen xadis boo xamante ni imam Kazim moom mooy imam Moussa al Kazim, boo demee ci nattoo di kerkeraan bi Moussa Ka ñi ngi leen fay way, ak ki ma tudd léegi muy imam Baqir, nga xam ne ay sët lañu ci waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xam-xam yi ngeen gis yëpp tey muy maanaam xam-xamoo ci yonent bi, sunna, ci fiqh, ci yëpp, parce que jàngal na Malik, jàngal na Abu Hanifa mooy imam Sadiq, mooy bàyyi imam Kazim. imam Baqir Jaafar boobu boo dee xool ci wàllu li nga xam ne xam-xamu islamique yi, les sciences islamiques, noonu la ko doon jàngalee ñoom Malik ak Abu Hanifa, noonu la doon jàngalee science. moo tax nga gis ci wàllu algèbre nga xamante ne moo doon taalibeem ci wàllu science, moom dañ ko latiniser, mooy Jabir ibn Hayyan. ci la algèbre jóge, muy mathématique, tu vois, une partie des mathématiques. donc nga xool ci ñooñu la ñoom Farabi, ci ñooñu ak ki nga xam ne mooy Khwarizmi, mooy c'est latinisé, mooy algorithme yi ci la jóge, nga xam ne tey les traitements de texte ak de d'image mënul am sans les algorithmes. donc gis nga importance am ci science. yooyu ci moom la jóge, ak li ñu tuddee al jawharul munfarid, muy maanaam li ñu tuddee tey le noyau nucléaire moom moo njëkk a indi le caractère insécable des noyaux, nga xam ne noyau kenn mënu ko toj, dafay am rek fusion maanaam nucléaire, nga xam ne da ngay jël nga kii pour que mu nekk. gis ngeen li nga xam ne ci la ñuy defaree bombe atomique ak yeneen yoon suñu mbokk physiciens yi xam nañ loolu. gis nga imaam yooyu nekkuñu woon rek ci julli ak wor, parce que yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw mu nekk le dernier des prophètes.
donc moom défi la indiwaale muy alquran donc lépp daf ko war a relever te ci yonent yàlla Muhammad li ko jiitu déggu leen fenn benn peuple ba amoon pétrole wala gaz yenn richesse yi manganèse yi gaz yi lépp fer rek ngeen doon gis ak or loolu amoon na waaye yi nga xam ne dafay développer dafay bokk ci développement yu fondamental yoo xamante ne dafay dem ci économie bu moderne yonent bi dañoo ñëw rek mu mel ni li nekkoon ci mbell muy uranium ak yëpp ba ci quantité fer yi ak yëpp loo xam ne richesse la rek minière yàlla daf ko génne ci ummatu Muhammad ba pare jox leen xam-xam boo xam ne jàngal leen ko moo tax imam Sadiq génne loolu comme ni mu doon génne xam-xam yi ci fiq nga xam ne tey ba tey kenn du génn Malik bu dee ci ahlu sunna kenn du génn Abu Hanifa parce que moom moo leen jàngal ñooñu jàngal Shafi donc ñeneen ñi génn ci donc noonu la génne aussi nekk pionnier encore ci xam-xamu science yi muy ci mathématique muy ci physique muy ci statistique muy ci chimie quantique gis nga chimie boo xoolee les 19 éléments c'est pas Lavoisier wala Boole moo ko génne waaye que ko njëkk a génne ci imam Sadiq la jóge te kooku tubaab yi ci seen jëm bopp ñoom ñoo lay maanaam firndeel loolu donc doomam muy imam Kazim nga xam ne moom moo yokk moo ko fi remplacé yore woon doomam imam Kazim nee na jële na hadis mu jële ko ci sama baay mu jële ko ci ay baayam ba ñëw ci sunu maam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne jihaadul mar'ati husnu tabaul mu ne jihaadu jigéen xeexam dëgg liñ naan jaar na ci yoonu yàlla moom mooy mu rafetal ni muy sëyee ak borom këram waaw rafetal ni muy sëyee waaw rafetal ni muy sëyee nag ñëpp xam nañ ko ndaxte liñ naan law bee neex a jàngal pulaar parce que boo ko ne ko miimi mu ne la miimaami waaw donc tabaul mooy lépp di rafetal maanaam warul sol yére bu tilim warul lekk bu naqari même bu ko joxee nga xam ne yow mën nga ci dara yow ku jigéen ki defal dafa sax suñu kër yi sax la plupart lu manqué wala sax ñu mottali yëpp jigéen ñi ñoom nga koy defar bu ñu deful lépp donc loolu seen njàmbaarte mi ngi ci ak seen tabe di bu fekkente ne ni dafa rafle te nga am yow ku jigéen ki na nga ci ko ci dimbali na nga fexe yére yi nga xam ne moom ngay toggee du yooyu nga koy recevoir même bu fekkente ne mu ngi ci kër gi am na noo xamante ne noonu nga war a comporté woo maanaam daal ci gàttal mooy rafetal ni ngay sëye ak sa jëkkër di taaral waaw di puudaru di pastelu comme niñ ko doon waxe bu njëkk ba yoos la woon après maanaam défrisé léegi ay teg ay perruque la après ak yi nga xamante ne moom mooy tey mooy yi ñëw gën a amélioré yooyu yëpp bu fekkente ne yow la ak moom kooku amul benn problème boo xam ne am na ci l'islam dina ci am problème même ba ci sax ci wàllu intimité am na ay actes yoo xamante ne ni am na yoo xam ne ci diggante ñaari way dencante yi yooyu yëpp dafay gën a dëgëral dafay nekk loo xamante ne lu am solo xëy na nañ mës a ñëw ci yu demee noonu donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo moo tax ci beneen xadis baayam muy imaamu Sadiq nga xam ne moom it sët la ci rasulullahi ni ma waxee nga xam ne xam-xam yëpp ci moom la jóge daanaka moo ko tas moom imaamu Sadiq nee na mal'unatun imra'atun tu'zi zawjaha wa taghummuhu wa sa'idatun imra'atun tukrimu zawjaha wala tu'zihi wa tuti'uhu fi jami'i ahwalihi imaamu Sadiq alayhi salaam mu ne mal'unatun yàlla rëbb na soxna soo xamante ne day lor borom këram ba pare nag di ko teg ay coono di ko teg njàqare mu ne waaye nag mbégte am na texe na jigéen boo xamante ne ni day teral borom këram te du ko lor te daf koy topp ci mbooleem yi nga xam ne moom la koy digal muy yu baax loolu rek gis nga l'islam lu baax rek la bëgg yi ñu tuddee defar ba mu baax ci fii rek la waaw sa diggante ak sa jëkkër fexe ba nga xamante ne ni du mer te ni ngeen war a jëflante dina nekk lu am solo lu rafet bu ko defee mu nekk taar ci yow parce que gis nga fii problème mu doom nag ak yooyu
ay doom yu barkeek ak yooyu, parce que nag yàlla wërsëgam daf koy jox saay-saay, di ko jox wëyu, di ko jox bandi, waaye da koy jox aussi nit ku baax. terewul rek teguwul ci ay nit yu baax, teguwul ci ay jëf yu baax wala déedéet. yàlla moom mooy tànn lu ko neex di ko def. jël pouvoir jox ko Firawna, jox ko Namrud, comme ni mu ko joxe aussi Suleymaan, kii di yonent kii di saay-saay. mu jël alal jox ko Qaaruna, mu xañ ko Abu Zar. tu vois Qaarun nga xam dafa amoon alal ba alalam maanaam clé yi ay nit ñoo koy yëkkati pour yóbbu, waaw, pour ubbi ji ko. donc xam nga kooku amaguñu ko toll noonu ci àdduna ko am noonu alal, mais yàlla daf ko engloutir, maanaam dafa kii suuf si ngaa yi suuf si mu dugg ci yàlla toroxal ko. donc gis nga alal ñàkk ko ak am ko nekkul ci wërsëgu yaay wala kii comme ni ñu koy waxee, parce que man ngeen bokk ndey ak baay, ngeen juddandoo di bokk benn yaay, kii nekk milliardaire te nekk ko, te bu dul wërsëg la ñuy xamee yaay bu juddu. mais yooyu ay jikko la. man ngeen gis ñaari ñu bokk ndey ak baay nekk ay seex bi ëpp wërsëg kële, donc loolu naka nga koy mën a expliquer. yàlla daal moom mooy tànn, mais bu ñu bëggee jël yëpp teg ko ci affaire wu cosaan, ay affaire yoo xamante ne nii mënuñu ko layal, kooku dafay nekk loo xam ne lu ñuy dàq. bu ko defee nag dafay rendre aigri ak déséquilibré la société, parce que da ngay gis kii am, bu ko defee nga ne yaayam moo ko liggéey, fekk du yaayam moo ko liggéey. nit ku nekk loo am yaa koy liggéey, te yàlla mooy déterminer wërsëg yi. nag ñu dem ci li nga xamante ne ni mooy xaqu zawja ala zawji, maanaam li nga xam ne mooy le droit de la femme sur son époux. waaw, le droit de l'épouse sur son mari, maanaam yelleef ak yelleefu ku jigéen, maanaam ku jigéen ki ci jëkkëram. moo tax yurfiqu biha wa yuamiluha, première li nga xam ne mooy devoir, moom it ñu ngi ko séddale ci ñeent. première bi moom mooy mu ànd ak soxnaam, waaw, di ànd ak moom di boo bëggee def dara nga laaj sa soxna. parce que bari na fi ay jigéen ay góor yoo xam ne dañoo dañoo am problème, bi ñu laajee seen soxna ci la leen seen soxna génnee ci problème yooyu. dinañ leen jox idée, te lu ñu am ci xaalis dinañ la jox. waaw, donc li ñuy wax encore, gis nga ci aadama jigéen xel mi dafa matul, dafa matadi, moo tax ñu dénk la ko. non, ne vous détrompez-vous. jigéen ñi science bi ñu am, xam-xam bi ñu am, intelligence bi ñu am ëpp na bu góor. xool ko tey ci wàllu njàngi rek, ko xool rek ci wàllu njàng, ay ween bu sëgg naan noonu la xel mu sëgg, déedéet. yàlla bu woon inna kaydahunna la azim, seen pexe dafa rëy, te pexe ku koy def mooy ku muus, ku am xel. waaw, donc nañu kooku moom nañ ko teg fële. ay ci ay faaru góor lañ ko jëlee, xam nga loolu amul de. alquran indiwu ko, hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi ko, kooku ancien testament moo ko indi. c'est faux. jigéen dañu psychologiquement ak psychiquement dañu taxaw, te yàlla daf leen may doole, ci doole boobu nga xam te yow ku góor physiquement wala physiologiquement moom nga jàpp ne moom nga ko ëppale, moom beneen bi ak douceur ak tendresse boobu la lay maanaam keppee nga nekk buur, mu nekk sa soxna, yaa ngi dégg, mais mu fexe ba dominer la yow buur bi, yow fekk yow yaa ngi dominer tout un peuple. donc soyons beaucoup plus logique ak sunu bopp. moo tax looy def na nga laaj sa soxna, ngeen di déeyoo, parce que seen xel ñaw na, te dañuy tabe ci seen borom kër. wa yuamiluha, da nga war a di jëflanteeg sa soxna bi ihsaanin, ci nu mu gën a rafete. waaw, nu mu gën a rafete, jox ko respect. waaw, léeg-léeg maanaam tur yu mu gën a rafet nga di ko jox muy kontaan. yooyu moom kenn du ko jàngalaate, tu vois, gëmmal kenn du ko wax gumba. donc loolu dafa nekk loo xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngale, l'islam daf ko jàmmale. wa yahtammu bi tawfiril malbas, fexe aussi maanaam sa jabar mu bañ a rafle. waaw, gis nga, fexe sa jabar mu bañ a rafle. amul sol benn cëmbërtal rek ne ko wala nii la sunu
jigéen nee na bu yonent bi nee na jigéen bu déedéet de ko jëndal ay yére boo amee moyen ngay milliardaire jëndal ko yére yoo xamante ne ni yére jabaru milliardaire la bu dee classe moyenne jëndal ko yére classe moyenne bu dee pauvre loolu la yàlla may dénk am ci loolu waaw jëndal ko ci loolu waaye li jiitu mooy boo ko joxee importance maanaam li nga xam ne di ko déglu di dóoyanteeg moom ngay jëflanteeg moom ci nu mu gën a rafete waaw bu doo ko merloo yow ku góor ki doo merloo sa soxna waaye di ko toppatoo bu fekkee dafa soxla ay maanaam defaraat weyi wala defaraat ay cheveux wala solu ay yooyu yëpp tout ce qui est esthétique beauté di ko rafetal cosmétiquement yow yaa ko war a gérer yow ku góor ki wal ma akal yaa ko war a jox lekk nu mu ko bëggee nag yaa ko war a utal lekk wal mashrab ak lu mu naan wal maskan ak fu mu tëdd ba pare nga dëkki ko donc loolu dafa nekk loo xamante ne lu am solo loo xam ne loolu droit yu fondamentaux la ci jigéen bu mu am ci jëkkëram waaw waaye boo ko joxoon mu lekk jox ko mu naan defar ko ci kër te dooy wax ak moom respecté woo ko dooy jëflanteeg moom jëf ju baax loolu aussi c'est comme zéro waaw parce que lii yëpp ñoom ñooy ànd benn chaîne la loo ci mën nag de un à 100% na nga ko def de 1% ma ne à 100% na nga ko def li ñu bañ mooy ku fexewul ku jéema ñoom boobu mooy premier point ñaareelu point bi yaxtamil wa yasbir ala baadi tasarrufat allati tusdiru minha wa yumkinu xalluha billayli wa rifq wa xusn alxuluq waaw wa xusn alxuluq fexe yow ku jigéen ki yow ku góor ki sa jabar da nga koo war a supporter maanaam même bu fekkee dafa agaçante xam nga am na jigéen yu mel noonu comme nu mu amee góor yu mel noonu waaw ñooñu aussi nu mu mën a mel da nga ko war a mën a supporter waaw parce que am na ay jigéen yoo xam ne souvent yow milliardaire bi dañuy changer oto rek tey nga jëndal leen bii ganila wala bii tissu mais suba mënuñu ko sol ci parce que léeg-léeg suñu soxna yi sax bu ñu solee bii tey bii xew suba duñu sol beneen parce que dañuy bëgg ñu ne miin na kii bi la moom la solaat manaa xanaa dafa amul yére wala miin na ndakaaroom bi xam nga fii société d'installation la de voyeurisme donc loolu lu mel noonu ki am milliardaire ki am dafay fexe muy boo amee jabar bu mel noonu nga mën ko gérer waaw bu dee classe moyenne nga mën ko gérer aussi yaa ngi dégg mooy même bu dee dafa agaçante jikkoom aussi nekkul jikko bu kii mais yow ku góor ki essayer ko gérer waaye nga muñ ci agissement yooyu nga xam ne moom lay mooy génn ci ku jigéen ki nga essayer fexe nag di ko utal ay solution mais ci maanaam lu nooyaay ci tendresse ak ci lépp loo xamante ne dafa jëm ci douceur yow ak sa jabar waaye yow li nga bëgg nii da nga yow kere rek laa la jëndal ganila laa la jëndal jesner laa la jëndal ci fir yàlla defal nii yaa ngi dégg sa parure en or bi maa ngi ko jënd 900 000 1 million 250 000 sa bague bi rek xanaa yooyu it gis nga xale yi dañu war a jàng gis nga électricité bi dëkk bi neexul sama mbokk ni war naa ko defal yaa ngi dégg su ki ñu dëkkal nii gis nga dafa am problème tel gis nga yu mel noonu raisonné ko ak yooyu te xam nga fii booy sëy sa papa sa yaay maanaam say goro dañuy bokk ci sëy bi say cousin say muy goro yu góor yu jigéen frère say jabar ak yëpp dañuy bokk donc yu mel noonu du nekk rek dépense boo xam ne dafay dem ci moom waaye loolu yëpp boo ko dee réglé nag na nekk ci tegu ci jikko yu rafet ak ndànk bu ko defee déggoo mën a am parce que muy ci góor ku jigéen koo ci ñëw nga koo xeeb rek mu yab la waaw te koo waxulal ni nga war a waxeek moom rek mu indil la problème xam naa ñeneen ñi dinañ wax ne mais bu dee nag jigéen bi du dégg loolu waaw parce que loolu aussi dafa am mais nga muñ rek parce que solution boobu leen jox te dañ ne ku muñ moo mun ku muus ñetteelu point an yuazimaha mooy wa yuwajjihaha wa yurshidaha ila al xayri wa taatillah
mooy maanaam ku góor ki war na fexe di maanaam également di respecter borom këram. amul droit dem ci yaayam wala ci ay sëram di tuutil jabaram. waaw di tuutil jabaram naan man kay bi ma ci duggee xam naa ne nii ak nii ah bon respecté man day bu ñëwee fii bu kii koor jotee li may indi ci mudum koor wala sunu bi ngénte bi amee li nga xam ne moo doon waru gari ak yeneen yi nii ay takk bi nii moom dafa amul teraanga rek man daal xaw ma kii fu mu jóge. gis nga yu mel noonu bul nangu ci say famille say sœur di atteindre sa soxna moom mooy sa sag. parce que gis nga fi ñuy xamee sax góor di ko respecté bari na ci comportement soxnaam. donc loo tax sa soxna da nga koy respecté ba pare nag di ko orienté di fexe ci muy aw ci lu baax di def lu baax waaye topp yàlla. waaw islam loolu la gis tu vois bu ko defee mu nekk couple boo xamante ne ni dafay équilibré te noonu mu amee ci ku góor ki aussi droit boobu bu dee ci jigéen ki moo mel noonu aussi mu am ko. ku góor ki warul yàq deram waaye aussi ku jigéen ki warul dem kër baayam wala kër góor magam bu góor wala rakam naan moom kay du ma ci dugg xamuma ko waaye bu doon tey addu tey la du ma ci dugg dafa nay dafa def nii du ma defal nii du ma defal naa bu ko defee sa mbokk yooyu mere sa borom kër xeeb ko mu wàññu ne nga xam ne même bu doon dafa amoon day ci ñoom mu wàññeeku comme ku góor ki aussi mën na wàññeeku noonu ci kiiw ay gorom. donc loolu kenn waru koo def ci sëy loolu dafay ñaaw. moo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jàngale ne jigéen dañu ko war a borom këram daf ko war a yëkkati mooy sagal ko. daf ko war a sagal ba pare teg ko ci yoon bi nga xamante ne ni mooy yoonu njub. waaye ñeenteel bi taxsiinu suurati yi mooy maanaam ku jigéen ki dafa am droit jabar jëkkër ji di bañ a ñëw mu mal fogote sol yére yu frox yu xotteeku fii tilim wala mu xeeñ boo xam ne bu neexul yaa ngi dégg bàyyi njañ bi mu daanu fële sikkim bi daanu fële du defar moustache yi nii rien mu am xet du brosowu du peñewu maanaam bëñ ñi du ko kii. yonent bi sallallahu alayhi wasallam islam dafa jàngale ne droit la ci jigéen jëkkëram borom këram mu defaru bu baax a baax ba bu gisee soxnaam bu ko gisee mu xemmam ko te mun noo xam ne ci wàllu esthétique maanaam ci wàllu forme bu ko gisee mu kontaan tey moom sama borom kër bi tey li nga dóor boy safurlaa ndaanaan nga wala gorobone nga wala yooyu bu ko defee mu xeeñtu bu neex mu rafetal defaraat moustache yi defaraat sikkim bi parce que ni nga koy exiger ci ku jigéen ki yooyu noonu nga koy exiger ku góor ki noonu la ku góor ki jigéen noonu la bëggee te jigéen sax vision moo gën a rafet vision dafa rafet beauté jigéen ni muy xoolee moo gën a rafet gis nga ci wàllu ay couleur ak yëpp dafa nekk loo xamante ne yàlla daf ko may lu mel noonu. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis mu ne ma zaara jibrilu yusini bil mar'ati hatta zanantu annahu la yanbaghi talaaquha illa min fahishatin mubayyinatin mu ne jibril du deñ di ma wax di ma digal naka laa war a jàppe soxna yi naka laa war a jàppe soxna naka laa war a jàppe soxna ba ma yaakaar ne sax soxna ku ko am waratul maanaam talaax maanaam divorcé ak moom maanaam fase waratul dox seen diggante lu dul jigéen boo xam ne dafa def njaaloo ba ñëpp xam ne nii njaaloo bu leer la tu vois te gis nga même loolu dañu ne nanga ko téye ci kër gi bu ko defee pour rek gis nga la verdict populaire mu bañ mu wàññi. donc ñu gis loolu am solo la mu am beneen xadis boo xam ne yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne maanaam droit wu jigéen borom kër maanaam jigéen bi sëy droit bi mu am ci borom këram an yasudda juataha
mooy maanaam soxna si warul xiif bu xiifee borom këram moo ko war a jox mu lekk wa an yastura awrataha maanaam fexe ba nga xamante ne ni day sàññ dafay maanaam mottu li nga xamante ne mooy awraam mooy soxna si wala yuqabbihu laha zawjaha wajhan waaye fexe aussi du fas kanamam du fermer kanamam ci borom këram ci kanamu borom këram donc gis nga imaamu Sadiq hadisu beneen ci imam Jawad Sajjad mu wax ne li nga xam ne moom mooy àqu borom kër jigéen mooy dafa war a xam ne yàlla sunu borom moom moo ko sàkk mu nekk sakkanan maanaam foo xam ne fa lay féexloo fa lay dalloo moom ku góor ki waaye it mooy wéttalu ku góor ki waaye loolu aussi ku góor ki war na xam ne loolu ni'ama bu mag la maanaam xéewal bu mag la bu yàlla def ci diggante ku góor ak jigéen moo tax ku góor ki dafa war a teral soxnaam parce que fi ngay xam ne fa ngay noppalu ko fa ngay dalloo loolu boo ko defarul teraloo ko kooku yaa ngi yàqal sa bopp te nag aussi ngay ànd ak sa soxna bras dessus xawma bras dessous fexe di ko ñemeel sa bopp ngeen di waxtaan parce que déficit de communication bu amee rek nga gis problème am waaye daal nañuy laaj soxna yi seeni xalaat loolu ku koy def doo ko rëccu parce que ñaara man kenn te ñett duñu bëre te ñoom yàlla may na leen intuition ma na leen intelligence te on parle en connaissance de cause moo tax loolu dafa am solo trop moo tax jigéen dafa soxla ñaar yi ci këram inna al mar'a yaxtaaju fi manzilihi wa iyaalihi ila salaasin xiyaalun yatakaffaluha wa in lam yakun fi tabacihi dalik mucaasharatun jamilatun wa saatun bi taqdirin wa xeyratun bi taxassunin jigéen dafa soxla maanaam ñett mooy maanaam ñu mën ko couver maanaam nekk dans un environnement bu am solo boo xamante ne ni xelam dafay dal waaye aussi dëkke ko dëkk bu rafet maanaam léeg-léeg sax ngay def di dem ci marché di ko demal marché parce que jigéen bu toggee bu fóotee bu toggee bu fóotee kooku yoonu l'islam nekku ci l'islam waxu ko na togg na fóot mais bu ko defee moo gën mais amul fenn ci droit islamique fu ñu ne jigéen moo war a fóot moo war a togg te même bu lay nàmpal alxuraan moo wax ne dañ ko war a fay dafa war a am pension parce que bu ëmbee dafa war a am pension parce que lekk bi day budget bi dafay war a yokk parce que ëmb na am na ku mu ëmb te kooku dafa am régime spécial gis nga islam moo tax malheureusement musulman yi malheureusement moo tax loolu ñu ciy bàyyi xel ci jigéen loolu dafa nekk droit waaye aussi wasaatin wasaatun bi taqdirin fexe ba nga xam ne ni nga amee ngay jàppe noonu sa soxna waaw jox ko ay muy dem bu ko neexee muy tukki bu ko neexee dem màkk moom la bëgg am na ñoo xam ne New York lañ bëgg a dem xaraamul dem New York xaraamul lu baax dañ ko fay def yaa ngi dégg na intention yi rek am waaye muy sa jabar na nga ci dépense boo xamante ne ni parce que loo ci dépensé du yàq surtout jabar boo xam ne nag yàlla da leen boole ngeen bëggante donc ak lan nga am ci aussi jalousie maanaam nga jaloux ci sa jabar waaw jaloux ci sa jabar fexe ba nga xam ne beneen jigéen wala beneen góor du ko mën a jege waaw te loolu nag xam nga suñu société yi nga xamante ne nii suñu société nii à l'africaine moo tax l'islam di tere ay tour de thé góor ak jigéen parce que généralement bu amee ñoo xam ne dañu naan góor yeeg jigéen yi ñooy daje souvent tem mu am problème yi fa am on a l'expérience quand même ci diggante ñoo xam ne ay way jencante léeg-léeg kenn ki jël xaritu jabaru jàmbur
waaw te loolu yëpp li koy facilité moom mooy daje yooyu moo tax dañuy bëgg góor ña ca góor ñi jigéen ñi ca jigéen ñi caapaa ñaamaa kus ci jigéen ñi wala ca góor ñi parce que loolu yëpp pour bañ tentation yooyu am bu ko defee loolu dafa yàq société tu vois donc yooyu cas yu mel noonu ku am tuuti âge wala ku xam tuuti yooyu yàgg am la moo tax dañuy bëgg góor ñi ak jigéen ñi ñuy respecté maanaam li nga xam ne moom mooy liñ tuddee distanciation te ñu koy appliquer nii ci Covid bi donc loolu dafa am solo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ittaqullah fi daifayni ay waaye maa ngi leen di ñaan ngeen ragal yàlla ci ñaar ñoo xam ne c'est des faibles maanaam ñu amul doole lañu dañoo ñàkk doole mooy moom lu tubaab le sexe faible mooy kan al yatim wal mar'a yéen man rasulullahi maa ngi leen di ñaan yéen góor ñi ragal leen yàlla ci ñaar ñoo xam ne amuñu doole mooy jigéen ñi ak al yatim yi mooy baayo yi wala jirim baayo ak jirim ki mooy ku ndeyam gaañu wala ku baayam gaañu fa inna xiyaarukum li ahlihi ku gën ci yéen mooy ku gën ci fameem waaw ku gën ci yéen mooy ku gën ci fameem mu waxaat ne jigéen mu ne inna rajula la yu ajjar fi rafi luqmati ila fii imraatihi mu ne na ngeen xam ne yéen góor ñi dinañ leen fay bu ngeen jëloon di lekkal seen doom comme seen jabar yi comme jël kuddu nga sexal ko di ko sexal am lekkal comme niñ koy defee entre ñaay ñu bëggante bu loolu nag léegi ci romance rek la am bu ngeen di def fiançailles mais bu ngeen tuwee rek affaire boobu habitude yooyu yonent bi nee na loolu dafa war a continuer di am entre ñaari way jencante yi parce que loolu nee na bu amee nee na loolu ngay jël muy lekk nee na loolu kenn xamul pay bu mu am bi jigéen bi di am bu koy defal borom këram waaye aussi borom kër bi mën na koy defar soxnaam parce que moom it dafa am ay sensation donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu ama am solo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne alaa wa inna allaha wa rasulahu bari'aani mimman adarra bi imra'atin hatta taxtalia minhu mu ne yàlla ak yonentam bi bañ nañu denc nañu ci nit maanaam mere nañu nit koo xamante ne ni dafay toroxal borom soxnaam lu dul fexewul ba soxnaam mu kontaanaat ñu ànd ñoom ñaar xam ngeen sax léeg-léeg sax yenn xuloo yi àndaat mooy gën a neex que sax bu ngeen doon ànd léeg-léeg waaw donc yooyu gis nga parce que xam na ne vie conjugale loolu la day ay xuloo la ak i ànd ak i retrouvailles léeg-léeg sax retrouvailles yi dafay dàq lool bu ngeen kii woon ci ni ngeen nekke woon donc loolu dafa yonent bi saa sallam moom modèle la dafay jàngale waaw mais malheureusement gis nga tey ñiy taxaw diine l'islam bi fii tey boo leen doon wax ñi sax dañ naan kooku da ngay dem ci ñeneen ñi ñoom Saliou Sarr ñoom professeur Pape Mody Ndiaye wala ñoom professeur Mame Mor Fall Dior Fall sama nijaay ñooñu ngay dem ñu jàngal la ko donc gis nga l'islam mode de vie la l'islam système de vie la mbindin la donc gis nga dafa am solo donc yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne man de inni la ata'ajjabu mimman yadribu imra'atahu bi darbi awla minha mu ne man de damay jommi nit jël loxoom di ko dóor jabaram te pourtant def na loo xamante ne moom la ñu waroon a dóor moom ko góor ki waaw moom ku góor ki la ñu waroon a dóor waaye deful jabaram deful lu jar ñu dóor ko sinon jabaram lu mu def moom moo ko njëkk a def kon moom la ñu waroon a njëkk a dóor moo tax yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na man sabara ala suui xuluqi imraatihi waxtasabahu aataahu llahu bi kulli marratin yasbiru alayha min alsawaabi misla ma ata ayuba alayhi salaam ala balaa'ihi gis ngeen yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne muñ nga ci maanaam jikko bu ñaaw boo xam ne sa soxna daf ko am te nga def ko rek te yàlla tax mu ne saa su la loree moom ku jigéen kooku yow ku góor ki
te nga muñ yàlla dina la jox nga am yoolit comme yoolu yonent yàlla ayub bi nga xamante ne ni dafa muñoon ci maanaam li nga xam ne bi ko yàlla tegee loolu mu ko teg donc gis ngeen loolu dafa nekk lu am solo ñu ñaan yàlla yàlla yokk ñu sutura may ñu wër yemale fii waxtaan bi incha allah di xaar question yi fii ba 21h 22h ñoo ngi fii di leen santaat di leen gërëm di leen ñaanal bu baax di sàkku ci yéen ñaan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu